institut institution yu mel noonu bu ñu nekkoon ay pays yoo xam ne ay Amérique la ak feneen dañ leen di may possibilité nga xam ne dinañu former nit ñi bu baax former leadership parti politique yi bu baax nga xam ne loolu mooy stabiliser li stabiliser mooy nga am une bonne culture politique une bonne culture patriotique am une culture de la gouvernance une culture de l'intérêt général ak nan nga koy sàmme à partir de ce moment là boo demee nekki leader li ñu lay jox di nga xam lan la li nga war a sàmm tamit ci alal réew mi di nga xam lan la donc man li ma gëm mooy li ma la wax ba léegi mooy li ñu mën a sauver dëgg-dëgg mooy ñu taxaw ci éducation dëgg multiforme taxaw aussi ci culture développé ko je pense que ñaar yooyu ñoo tax kii di lu mu tuddati Nigéria xam nga Nigéria lu mu rawee Afrique du Sud culture ñu ngi développé seen cinéma bi ba pare développé nag chanteurs yeeg artistes yeeg ba ci seen musique ak li ñuy sol non mais ils ont mis beaucoup d'argent ba jëlee nga comparer seen clip yi ak clip bu Sénégal yi tu vois tout de suite la différence ba pare léegi aussi looy ci gis ngan di partenariat boo def ak américains yi parce que bare na loo xam ne dañ koy sàcc Afrique parce que Afrique créativité rek la am boo demee ba nga xam ne sax yaa ngi gis ñooñu nga xam ne ñu ngi defar seen coiffure ci àll bi ak parure yi nga xam ne moom la ñuy sol nga xam ne ñii li ñuy wax esthétique dafa mel ne dafa juddu biir Afrique du ñu jël lu bëri fii ni ñuy feccee ni ñuy musiquer rythme yi mélodie yi ñee bu ñu demee nag dañu am xam-xam dañ koy transformer voilà bu ñu ko transformer nag joxaat ñu ko ñun ñu mel ni dañu koy jël pour demaat États-Unis donc il faut ñu defaat culture créativité vraiment ci biir Afrique muy peinture muy musique muy littérature vraiment dañ ko bàyyi alors que amoon na doole te moom moo demoon aussi li nga xam ne moo doon prestige du Sénégal. voilà delluwaat ci suñu jos pour finir ñu ñëw ci Africa Jom Center lan la sénégalais yi war a xam ci loolu. waaw ñun bi ñuy jëlee suñu retraite Amnesty International dañuy dem nekk expert indépendant mais li ngay liggéey du bari waaw ma ne nag léegi dama mës a am idée pour créer yàgg na sax boobu maa ngi rado créer benn think tank donc di travailler ci ay thématiques yoo xam ne c'est des thématiques novateurs ci lañ créer Africa Jom Center bi ñu koy créer vraiment ak ay xale ay mag ay universitaires yi gën a kii amoon c'est ça des gens de Harvard yu mel ni Ousmane Kane bi ñuy def suñu kii bi ñu ngi fi woon donc créer ko di dem ndànk-ndànk di xalaat par exemple def nañ par exemple les pathologies de la démocratie en Afrique waaw crise de l'état de droit des droits humains de la gouvernance et de la sécurité mu am impact lool ci sous-région bi la ëpp impact fii y compris dans les pays anglophones ci la am impact donc soo gisee crise yi am Côte d'Ivoire ak yi am nu mu tuddati en Guinée ni ñuy évoquer parce que ñun dañuy anticiper ci pratiquement li fa naroon a xew dafa mel dañ ko gént ay page entière ci li ñu bind ci ñoom moom la ñu jël rek teg ko seen réseaux sociaux yi ñëpp Ghana fépp donc ba nga xam ne sax ñu ngi commencé di liggéey ak Nations Unies bu baax surtout UNOWAS yu nekk fii donc ñu ngi encore jéem a gëstu ci transition démocratique yi nga xam ne lu tax mu ne en panne du Afrique rek moo am panne démocratique c'est-à-dire que système bi nga xam ne mu ngi jógee 19e siècle dafa mel ni système boobu dafa jeex te ñun ñi xamatuñ fu ñu jëm. kon nit ñi ñoo panne. panne ñun ñi panne économique bi système économique bi dafa panne système politique bi dafa panne mbas mi ñëw yokk ko. moo tax tey il faut muy Afrique muy feneen borom xam-xam yi comme ni nga ko waxee woon ak américains yi il faut que ñu wax borom xam-xam yi bu ma nee borom xam-xam nag du ñu nekk école rek c'est sûr. xam-xam ci fànn bu ne. waaw même bu fekkee ne mosoo dem école ci fànn bu ne ñu indi suñu xel seet nan la ñuy defaraat suñu démocratie naka la ñuy defaraat suñu société naka la ñuy tabaxee li may wax état social gis nga état social bu màbb moo gën a bon. te lii indi mbas mi nii bu ñu deful attention état social bu màbb lay andi. yal nañ ci yàlla musal. voilà yan kàddu ngay tàggoo téléspectateurs yi ak internautes yi. voilà li may tàggoo mooy lenn li ñu wax ci mbas mi dëgg la. mbas mi day rey nit ñi day rey économie yi te aussi dafay li muy yàq
c'est-à-dire ci psychologie nit ki ça veut dire li mu lay feebara te doo ko yëg te feebar boobu ñun duñ koy analyser sax yeneen pays dañ koy analyser nga xam dafay am ñoo xam ne dañuy dof am ñoo xam ne dañuy suicidé wu métit boobu ñëwul fi donc il faut que ñu jël suñu masque respecter gestes barrières yi ba pare tamit vraiment défiance yi ngay xam ne am nañ ko ñu seet nan lañ koy defee ba nga xam ne du yokk jàngoro ji. c'est extrêmement important. défiance wala défiance. défiance. ah ok waaw xam nga léeg-léeg bu day am acte de défiance yi ñu gis naa yi ak groupement yeeg yooyu. loolu boo ko génnee def ko mën na am mu yokk mbas mi. te it li nga xam ne moom la ñuy wax nguur gi tamit dañ ciy dellu si mbas mi du affaire u médecin rek ñi nga xam ne mbas mi daf leen di tënk yàqal leen ci lañ bokk. fokk ñu boole leen ci waxtaan bi te bu ñuy jël ay mesures yoo xam ne dafay am impact ci li ñuy def bés bu jot ci seen liggéey ci seen njaboot ci seen koom-koom ngir yàlla nañu toog waxtaan ak ñoom. waaw ba nga xam ne ñoom bu nguur gi ne décision bi dama ko jël ñoom ñu bokk d'accord ñun décision bi mun nañ ko jël su fekkee ne décision bi suñ ko jëlee daf leen di andi gaañ-gaañ ñu seet nan la ñuy def ba nga xam ne dañuy wàññi gaañ-gaañ yooyu parce que suñ ko deful. ñu ngi nekk ci situation boo xam ne bu amee explosion rek dafay nekk affaire boo xam ne dafay grave ci période bi donc di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp di leen remercier encore ci invitation bi di remercier Youssou Ndour. voilà merci ñun itam ñu ngi lay gërëm bu baax Adja Binta ñu tàggatoog Sénégalais yi xam naa ba mardi prochain incha allah. incha allah Pape Cheikh amoon mbégte partagé ak yow plateau bi naka noonu Pape Djibril ak Makumba. Alioune Tine ni mu ko waxee nit ku xamante ne la bu dul yee fitna la. su waxee dañu koy déglu. dafa yàgg am autorité wax na ko yàgg na ma xam. 2000 bi may door ci liggéey bi ba léegi. keroog bi ma amee jafe-jafe maag Sidi Lamine Niass daanaka moom rek moo ci taxaw ndax moo ma woo ba rado ma ñëw fa moo mu kantum du ma ko fàtte mu ne ma laajuma la dara solal sa dàll nga ñëw ñu dem ci Sidi Lamine Niass nga jox ko loxo yaa ko tooñ teguma ci baat dama ànd ak moom ba ci Sidi Lamine bañ demee li Sidi Lamine wax ci man ci lu rafet sedde na ko mook umu kantum kon maa ngi koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana ba ñu Lamine ñëw dëkk dañuy jàppante bu subaa yéen ñu rëkkante kon ni ma koy defanteeg ma kuma bi di wax itam si ministre de l'intérieur bu bees si Pape Cheikh Diallo ndax Antoine Félix Diome dafa yor aussi ni ko Pape Cheikh Pape Djibril waxee sànq wàllu élection te loolu daf ñu soxal ñun ñi journalistes yi pour xam nañ ko parce que bi si procès Karim Wade bi vraiment nit ku baax la ku yaatu la mais nu mu ñëwee nii ci ministère de l'intérieur commencé ak ay arrêté di dissoudre di menacer dafay tiital nit ñi te itam journalistes yi dañ koy soxla léeg-léeg ci yenn information yi mais dafay nit ku tëju il faut que muy ubbeeku pour mu faciliter ñu la tâche ñu bañ di bidonner ndax lu mel ni ministère de l'intérieur boo fa soxlaa information foog nga am interlocuteur ñu ko Aly Ngouille Ndiaye doon defee Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur bu accessible la woon boo ko woowee jotoo ko boo koy envoyé message bi pare di la woo te tant que coupé woo téléphone bi moom du coupé dañ koy soxla pour liggéey bi bu mu ñëw ak yenn fermeté yi di tiital nit ñi defe naan du cërëm na gën a ubbeeku ñu xam ne partenariat moo ñu lëkkale bu ko defee liggéey bi du am lënt-lënt mu ngoog message u Adja Binta Pape Djibril yow it ñu ngi lay gërëm bu baax ba mardi prochain incha allah di soññu kilifa yi rek soññu kilifa sax c'est trop dire mais di leen interpeller rek par rapport ak liy xew ci réew mi jamono ji ak fi ñu jëm ndax ku artuwul rek di nga àtte te daanaka ñëpp ñoo war a yëkkati seen kàddu c'est extrêmement important te mbir yi nga xamante ni moom mooy xew jamono ji dafay impacter l'avenir des générations loolu moo tax laaj na xalaat donte Assemblée nationale entériné na ko bala ñuy jëm ci ay mise en œuvre ak yooyu ñi nga xamante ni yëpp war nañ leen ci déglu ñu joyanti ndax loi la boo xam ay nit rek ñoom ñoo ko def te lu nit def nag nit war na koo mën a soppi wala mu joyanti ko donc il faut que ñu taxaw ci leneen li aussi mooy féliciter Youssou Ndour démb taxawaay bi mu am devant Macron c'est important def na sa part de mission mais daf ci am ñoo xamante ni ñoom ñoo ci des te c'est une question crucial mais boo xamante ni aussi dafay impacter l'avenir des nations moom li mu mën mooy donner de sa voix léegi nag politique yi ñoom ñoo war a jël la balle au rebond assumer loolu nga xamante ni l'Afrique doit désormais converser avec le reste du monde autrement donc mooy li mu tuddee reconsidérer les choses et je pense que c'est extrêmement important leneen li mooy nag gërëm Pape Cheikh koo xamante ni moom soxna su baax la nekk fële ci Houston soxna
Amath Diouf la. Amath Diouf moom it jàmbaar la. nekk koo xamante ni ku bëgg démocratie la ak waxtaane démocratie mbas mi rek daanaka dimbali na ci Sénégal lu baree bari ci taxawaayam ak alertam nekk koo xamante ni question démocratique daf koy intéressé Maman Zahra Diop la tudd moom di ko wax rek maa ngi yëg ñaan yi maa ngi yëg yitte ji ak yéene yi di la gërëm bu baax di la sant. mu ngoog Alaaji Makumba. jërëjëf Pape xam naa kon incha allah bu talaata ak jàmm kontaanoon nañ lool ànd ak Alioune Tine ci émission bi ak leeral yi mu ci indi. kontaanoon àndoon ceeg yow ak Pape Djibril ak Binta Diallo. mu ngoog ñu jeexal gërëm équipe yi ma àndaloon Pape Samba Thiam ak équipe technique yëpp gërëm tamit Mame Biram Diouf ci coordination beeg liggéey bu rafet beeg rédaction bu télévision Futur Média gërëm itam Coro Mbaar Ndiaye ci gëstu yi ak ki nga xam ne ni mooy.